Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo Mor e come sempre vi sto parlando da Torino. Allora, ragazzi, oggi andremo nella regione di Campania, la bella città metropolitana di Napoli. Penso alle città come, diciamo, Caserta, Salerno, Napoli, Torre del Greco, Torre Annunziata, Eboli, ragazzi, ma Castelvolturno, che sembra un piccolo paese, diciamo, nigeriano. Lo sapete come è lì. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jégalu di leen nuyu yéen ñëpp. alors tey nag dañuy waxtaanee benn waxtaan bu gàtt rek. alors maa ngi sama grand Daouda Eboli maa ngi lay ziar di la nuyu. maa ngi jégalu tamit bu baax a baax j'ai été un peu violent l'autre fois ci sama vidéo bu ma def. kàddu yi peut-être diisoon na et tout. alors gis naa sa réplique génn nga tu as fait une vidéo pour répliquer mais ñoo ngi tuub di jéglu ñun say rakk rek lañ donc liñ doon def jubluwuñ ci pour contredire la wala donc wan na la ñoo la gën a xam wala donc dañ la doon concurrencer. pourquoi parce que am nga ay followers am na ñu lay suivre. alors man damay jàpp ne rek ñun ñaar ak ñeneen ñuñ gisutit ñun ñoo bokk mission bi. alors liñ ci jublu leen la rek mooy éveiller la conscience des Sénégalais vivant en Italie, vu que la majeure partie de ces personnes ni ma ko waxee woon rek ci ay vidéo amuñu benn connaissance bi nga xamante ni bi c'est beaucoup plus approfondi par rapport à la langue italienne, mais aussi par rapport aux droits, règlements et textes de ce pays. moo tax donc dama lay jéglu bu baax, j'ai été violent avec kàddu yi ma yëkkati woon. sama grand nga ñoo bokk sëriñ bi, ay mbokki taalibe lañ. maa ngi jégalu bu wér, bien vrai que ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi. alors yaa ngi sa côté di def liggéey bu nice, di éveiller la conscience des Sénégalais, man noonu keneen noonu. et que ñu jàpp ne ñun le peu de gens yi nekk tey ci réseau yi di wax, alors ñi nekk Italie tëdd gën ñoo xam fuuf te kenn du leen dégg ñoo ngi fi. su ma demee Bergamo damay xalaat sama grand frère bu mel ni Mamadou Tall nga xam ne moom mën nañ ne c'est l'homme du milieu, parce que dafa def droit ñëw def immigration, donc boole ñaar yëpp di théorie ak pratique. alors suñ grand bu mel ni Baye Diouf depuis 30 ans moo ngi ci dëkk bi, xam bu baax moom it loi et règlement de ce pays, xam les lois et en matière d'immigration. ñoo ñëpp dañ leen di teewlu, abonné ci seeni page di leen di déglu. muy Baye Diouf ak Mamadou Tall, wallahi azim amul ku ma ci mës a teg bët lu du dégganteeg ñoom nii rek téléphone, am soxla wala gis seeni affaire ci réseau yi. alors ma lay xamal ne grand Daouda, man bu yàgg laa abonné ci sa page. alors parce que man su may gëstu wala may wut xam-xam wala may dimbale nit ci le peu de choses bu ma xam, dama siy demee ak sagesse ak humilité. donc sagesse bi mooy di taataan di xam, du da ngay wóolu sa bopp rek ne yow yaa xam, mais da ngay taataan keneen lu baax nga jël dolli ci li nga xam. alors humilité bi moom mooy da ngay am courage boo defee ay erreur de communication nga ñëw taxaw rectifier ko. pourquoi parce que li ngay def jubluwoo ci pour publicité wala dara. dafa am askan bu nekk fii, ngeen bokk Sénégal, te nga am lu leer ci ne ñu bëree bëri xamuñu fu ñuy taxaw, rawatina suñ rakk yeeg suñ boy yi jaar ci gaal yi. ñooñu vraiment soxla ndimbal, soxla assistance psychologique, mais aussi assistance intellectuelle par rapport aux lois et règlements de ce pays. moo tax buñ déggee yenn kàddu yi ñu xam ne kàddu yi kat dëppoowut ak benn texte, dëppoowut tamit ak benn loi ci dëkk bi. ay interprétation yoo xamante ni bi donte sax jubluwoo ci lu dul dalal seen xel, wax leen sa xalaat pour ñu def lii. te xalaat tamit ak loi bokkul. xam nañ ni jubluwoo ci lu ñaaw, li nga ci jublu mooy comme ñi ci ñëpp jublu, teg gaay ci yoon. foofu sax damay dugg ci benn parenthèse, mooy si biir Covid 19 bi def naa fi vidéo boo xamante ni bi donc dama taataanoon ba am ay information yu leer jëm ci benn bonus bu ñu doon joxee Napoli. dañ doon laaj PEC ak imprese yi ak donc visura di commerce.
vidéo boobu li ëpp ci ay éléments ci say wax laa ko jëlee yow te ba ma ko jëlee ci say waxit damaa gis ne méngoo na ak ni ko loi bi tërale foofu ma eggee ko mbokku taalibe yi. alors pourquoi parce que li ma ci jublu mooy Napoli ak la ko wër yëpp samay mbokki taalibe yu ma bokkal sëriñ bi ak yu ma bokkal diine ñoo nga fa ak samay papa ak samay yaay kon lu ma xam rek war naa ko settantal taataan ko ñoom ñu jot ci ba jaruñu ci. je pense que muy yow muy man muy keneen suñ objectif yëpp lenn la mooy éveiller la conscience des Sénégalais xamal leen mais ci kaw xamal boobu il faut que ñu xool langage bu ñuy tenir parce que bu ñu amee benn langage boo xamante ni bi non seulement c'est technique scientifique et juridique alors dañuy jaaxal booy yi nga xamante ni bi ñoom ñoo ñuy déglu. alors xam naa ni sur le côté droit et loi yaa ma ko gën a miin bu baax vu que yaa ngi comme médiateur culturel moo tax dama la koy bàyyeel grand mais nañ am benn perfection de la langue italienne ak juridiquement ni ñuy expliquer booy termes yi pour ñu xam fu ñuy taxaw. pourquoi parce que am na termes yoo xamante ne bii bu ñu ko utiliser rek alors jàqare day am bien vrai que l'autre fois j'ai dit que alors ku dem renunciare sa asile automatiquement tu es devenu clandestin te mën nga ci am ay provvedimento penale alors loolu ku ko dégg te xamoo ko dalay jaaxal moo tax bien vrai que sax xamuñu luy provvedimento penale dañuy tâtonner rek waaye ñoo ngi jéggulu ci kàddu yooyu yëpp. alors tey grand dama bëggoon a waxtaan ak tey yow tey scientifiquement honnêtement tamit parce que bu fekkee ñun ñëpp rek on est animé par l'engouement de servir d'orienter et aussi donc d'éveiller et d'informer. alors tey man en tant que Mor Talla Sarr buy wax ak yow nekk Torino alors réfugié politique la grand Daouda dama dugaloon asile dem commission et tout alors ñu jox ma benn permesso de soggiorno per 6 mesi temporaneo en attendant ñuy statuer ci sama cas. alors tey bu ma la dégloo tey dugal naa ci comment doué bi ba pare bien vrai que comment doué bi bokkuma ci man en tant que richiedente asilo. alors loo may conseillé dugal naa ba pare d'accord procédure bi kat circulaire génn na ne richiedente asile mënu cee dugg donc sama demande aussi même bu fekkoon jotoon naa convocation ba pare bu ma demee questure it mën nañ ne ma kat yow bokkoo ci woon rejeter sama demande. alors bu fekkee man réfugié laa dugaloon naa jamono bii nii boo ma conseillé ne ma demal nga renunciare sa asile léegi su ma demee grand Daouda dama renunciare sama asile politique questura te su ma demee questura bu ma renunciare firmare ñu jox ma sama passeport bu dee sama passeport ma nga fa donc ku sa passeport d'abord nekkul questura mënoo renunciare asile. ok léegi bu ma defee loolu ñëw léegi je suis devenu clandestin te dugaloon naa ci loi bi ba pare di xaar léegi kon sama convocation bu ñëwee bu ma demee questura gis ne ah man kat dugaloon naa loi bi ne donc sama statut permettre ma dugal léegi naa dem renunciare ji kat statut boobu noonu pour mën a xaar léegi nekk clandestin kat mais dugaloon naa léegi su ma demee questura mën na ma jox sama passeport mais considérer na que dès l'instant questura jox ma sama passeport rek ma renunciare rek donc je suis devenu clandestin. et que su ma nekkee clandestin bu fekkoon dama nekk ci centro accoglienza yi automatiquement droit ba ma fa amoon duutuma ko fa am benn dañ may génne centro accoglienza bi bu dee lekk ak naan bi ñu ma amee loon mënatuñ ma koo ameel parce que man maa ne nekkatuma statut asilo. alors damay perte tamit sama liggéey bu fekkee dama doon liggéey mënatuma am contrat de lavoro parce que damaa renunciare. alors bu ma demee sama procédure ñu gis ne man damaa renunciare non seulement duñ ma jox kayit bi ma dugal mais mën nañ ma bindal feuille de via wala ñu ne ma donc nekkatoo comme richiedente asilo valable tuma sur le territoire donc man dama positionné wu rek comme richiedente asilo bu la laaj question boobu noonu. donc ma jàpp ne donc ñu digal booy ñu dem renunciare ji ay risques yu mag a mag ñoo ngi ci biir. donc risque yooyu mooy lan moom mooy ne bu ma renunciare rek automatiquement donc man clandestin laa léegi nañu waxante dëgg. maa ngi jégalu mbokk. ngeen baal ma mbokki taalibe yi donc ci langage boobu rek laa bëggoon a ñëw ak yow donc
muy bu ma demee renunciare ji rek automatiquement droit yu bëri yu ma amoon man dama koy perdre. te bu ma demee aussi def recours pour ne comment doué bi génne nañ ma ci, donc damay def recours topp ko. loolu aussi c'est tout un tas de procédure boo xamante ni bi avocat yi duñ ko def gratis, da nga leen di fay. alors may topp sama recours, te ku xam fi Italie ni muy doxee recours mën na durer ba 6 mois ba 1 an pour ngay am maanaam suite négatif wala positif. te bul fàtte ne booy yi bëgg a dem ne dañuy renunciare ji, alors bu ñu renunciare automatiquement ils sont devenus clandestins. droit bi ñu amoon ci centro accoglienza yi dañ koy perte, seen liggéey mën nañ ko perte, mënatuñu am contrat parce que amatuñ kayit bi leen di permettre pour ñu liggéey ndax dañoo renunciare. ok ci biir loolu kooku mënut a liggéey, donc day automatiquement centro accoglienza ba dafay génn. droit bañ ko doon jox lekk ak naan ngir statut bi mu nekkoon duutuñu ko jox. alors kooku kon automatiquement clandestin lay doon bu ñëw taxaw. kooku yow loo koy digal, parce que il faut que tamit ñu xam li ñuy wax booy yi tamit lan la, ak texte la wala suñuy propos bopp la, wala peut-être suñuy xalaatu bopp la rek. je pense que lu ñu leen bëgg a wax suñuy xalaatu bopp it nañ leen wax texte. alors kooku tey automatiquement il est devenu clandestin. alors bu demee def recours nga ne ko ñu def recours pour topp kayit yooyu noonu donte amut suite bu favorable. alors recours mënoo def recours boo xamante ni bi yow c'est anticipé mooy lan, balaa ngay dem ci recours bi yow daan nañ la ba pare. daan bi mooy lan, mooy loi bi fii ba le 15 juillet jeexagut, donc temps moo ngi ñëw. alors yow balaa ngay def recours wala dara, comment doué yow loi bi génn na la ci ay circulaires yu leer nekk ci surtout ministère de l'intérieur ak fépp. alors boo demee nga def recours boo xamante yow c'est anticipé, bi ngay def recours bi xam nga ne yow doo am dëgg, ndax loi bi dane la bokkoo ci avant procédure bi di jeex. bu fekkoon nga anticiper dugalit circulaire ñëw na leeral ko, bokkoo ci. donc recours la boo xamante ni bi boo ko defee alors daan nañ la ba pare ci ay texte ak loi, ndax génn nañ la ci. moo tax ma ne nañ dimbale booy yi ñuy topp di ñuy déglu. bokk na ci tamit ñi leen di orienter di leen wax texte, loi, règlement de ce pays. mais tey ku jaar ci gaal yi nekk asile politique, sa connaissance en italien c'est pas beaucoup approfondi, xamoo texte, xamoo loi, xamoo règlement. am na terme yoo xamante ni bi c'est juridique et professionnel. alors boo koy utiliser jëm ci moom rek yaa ngi koy bëgg a sonal, yaa ngi koy bëgg a sànq. demal nga def recours, demal nga dénonciare pour ñu jox la sa passeport. alors c'est tout un tas de procédure boo xamante ni bi du benn seconde, du ñaari fan, du ñetti fan. moo tax nañ xool nan la ñuy orienter booy yi, alors dalal seen xel te bañ leen a dugal ci loo xamante ni bi après c'est tout un tas de problème grand. wallahi al azim du caaxaan. waxuma pour contredire la wala pour déstabiliser, non, dama bëgg ñu am benn ligne d'objectif boo xamante ni bi ci la ñuy teg booy yi, orienter leen, dalal seen xel. ñu xam ne ñoom kayit bi ñu yor nii tant que commission finalisé gut ba jeexal ci seeni instance, am nañ droit toog ci dëkk bi liggéey def lépp. enquête bu ñu nekkee ci accoglienza yi dañ leen di jox lekk, di leen jox naan, bu ñu waree liggéey dem di liggéey. alors nañ am langage boo xamante ni bi booy yi ñi ñuy déglu dinañ am benn connaissance approfondie, donte sax xamuñu loi et texte. dinañ ci ñun suñu langue dëkk dinañ xam exact lañ leen loi bi permettre ak lan leen loi bi permettre. mais asile politique boo xam tey dem nga démissionner sa liggéey benn ndax kayitu 6 mois provisoire, après boo amee contrat ñu defal la ko d'accord beneen séjour. alors perte nga sa liggéey, boo demee encore di ci dolli ne da ngay renunciare, automatiquement asile nga, automatiquement un clandestin nga. donc nekkoo sax irrégulier mais clandestin nga, amatoo benn kayit buy permettre sa permanence ci dëkk bi. mais kooku après imaginer le problème yooyu muy am yépp. dugal na kayit dañ koy rejeter parce que génne nañ ko ci. dem na renunciare parce que dafa dégg ñu ne boo renunciare alors ñu joxaat la sa kayit. ci kaw loolu démb dama dégganteeg benn avocat bu mag bu nekk mooy kuréelu avocat yi nekk ONLIS, nga xam ne ñoom ñooy dañuy yëngatu ci alors droit d'immigration et tout. alors je me suis fait passer comme ab richiedente asilo la en italien, ma bind ko message bu courtois bu respectueux. alors jarut ma leen koy liiral mais dinaa leen ko tënkal ci wolof. ma ne ko caro avvocato, man de damaa jaaxle
ab demandeur d'asile laa boo xamante ni bi kat alors dugaloon naa ci comment doué bi ndax critères yëpp amoon naa ko liggéeyoon naa ci agriculture sama séjour jeex ma dugal ko waaye nag dama déggaat leneen lu ministère de l'intérieur wax ne bokkuma ci comment doué bi léegi may laaj ndax man comme bokkuma ci comment doué te dugaloon naa ba pare léegi nan laa mën a def damay dem def recours wala damay renunziare sama asilo pour nekk in stato di irregolarità pour mën a dugal ci ba tey comment doué bi mu ne ma non la legge non prevede da nessun parte amul benn texte boo xamante ne bi instant bi may wax ak yow texte bu officiel la wala muy loi wala muy décret wala muy circulaire bu ne boo demee renunziare sa asile di nga mën a am ci 6 mesi temporaneo daf ma cee tegal sax ne ma say foori wala la ma wax ma ne ko non xawma damay laaj rek mu ne per ora non existe un decreto circolare o leneen loo xamante ne bi juridiquement jëm ci loi dane boo renoncé di nga ci bokk amul léegi ma ne ko kon man nan laa war a def ak ban conseil nga may jox mu ne ma bu fekkee da ngaa dugaloon ba pare te génne nañ la ci ñaar rek mooy mën a am donc sa demande di sicuro dañ koy rejeter alors yaa ngi ak permesso de séjour temporaire boo xamante ni bii est valido fino il 31 octobre ndax loi bi prolongé na séjour yooyu noonu mu ne ma continuer sa liggéey boo amee liggéey continuer sa liggéey te bul dem di renunziare sa statut di asilo parce que boo renunziare rek automatiquement clandestin nga te boo nekkee clandestin perte nga droit yi nga amoon yëpp en tant que statut de protection internationale ma ne ko ok baax na dégg naa li nga wax bu baax a baax loolu moo tax tey ma ñëwoon yëkkati kàddu yu di xamle ne ñun ñëpp ñoo bokk mission bi Grand Daouda côté bi nga nekk yaa ngi fay def liggéey bu nice man bien vrai que xawma ci affaire yi dara damay ratatati rek mais nag dinaa fexe ba texte yi ni muy ñëwee ak ni loi bi di ñëwee ma expliquer ko nit ñi pas sama interprétation bopp mais ni ko loi bi tërale xelal leen it ne leen lii ak lii ak lii la yow aussi sa objectif loolu la keneen aussi objectif am loolu la mais nag bu ñu fàtte ne ñun am nañ ñu jiitu fii ci kaaw bi ñoo xamante ne bi bu dee loolu ñun ñooñu ci ëpp xam-xam ñooñu ci gën a gëstu suñ grand bu mel ni Mamadou Tall nekk Bergamo Baye Diouf nekk Milan ñooñu suñuy ay sage lañ suñuy grand lañ fii ci dëkk bi ñooñu dañoo war a topp seen ginnaaw di leen taataan di gëstu ci ñoom pour xam parce que it bu fekkee ñun ñëpp on est animé par le désir de servir d'informer alors ñoo bokk terrain bi ñoo bokk mission bi du affaire du compétition du ay followers du 10 000 ñu ñuy seetaan alors man damay fexe ba bu ma 40 personnes sax dee suivre texte ak loi ni mu ñëwee mën a leen lii ak lii ak lii la loi wax du ma ko interpréter comme quoi que rek dama bëgg yokk samay followers man dama lay suivre te jàppal ne tey jii lépp loo dugg rek ma taataan ko déglu ko te leerul ci sama bopp rek jàppal ne kon leerul ci boy yi jaar ci gaal gi yëpp dugal ci asile yi parce que xam nga bu baax ne seen connaissance italien demewul noonu kon loo wax rek yow Grand Daouda bu leerul ci sama bopp rek leerul ci bopp keneen jàppal ne noonu la lëndëme ci boy asile yooyu ak ñi nekk ci dëkk bi te seen langue demewul noonu ci italien mbaa en matière de droit wala ay juridiction donc xamuñu ci lu bari moo tax bu ma déggee dara rek alors bu ma xoolee ne lii du texte du loi rek loolu mooy tax may jóg moo tax ma ne maa ngi doon jégalu bu baax a baax ci kàddu yi waxuñu ko pour dara yow suñ grand nga suñ mbokk taalibe nga ñoo bokk sëriñ bi alors dañuy jégalu bu baax a baax leneen li ma ciy dolli ba tey ci comment doué bi comment uno bi richiedente asilo bu am datore di lavoro demal nga dugal ci yàlla baax na comment doué bi alors lenn moo tax ñu génn ci richiedente asilo yi dinaa leen ko leeral alors bu ñu fàtte ne fii tey en Italie dafa am lu ñuy woowe avvocatura dello Stato mooy mbootaay la ak kuréelu avocat yoo xamante ni bii ñoom ñoo seq état bi di leen défendre en matière de législation loi ak ay droit pénal ak yëpp alors kuréel googu ñoom ñoo ne Italie buñ bàyyee richiedente asilo yi bokk ci comment doué bi loolu violation des textes et lois internationales la te bu boobaa Italie dina déclarer faux par rapport ak statut de réfugié ni mu ñëwee ci dëkk yëpp parce que ki nekk état de réfugiato yor lu ñuy woowee protection internationale tant que statut guñu ba jox ko suite favorable wala négatif rek alors nekkam ci biir dëkk bi
c'est possible day toog ba heure bu loi ñëwee alors wax ci SOTM loolu lii moo waral problème bi moom moo indi jiixi jaaxee jëm ci comment uno ak comment doué alors loolu moo tax mu indi woon ay jiixi jaaxa te yaakaar naa alors leer na ci ñaari circulaire yi mujjee génn yëpp te ministre de l'intérieur leeral ko moo tax donc ñun yëkkatiwuñu ay kàddu pour di concurrencer kenn ñun ñoo gën a mujjee ñëw Italie ñoo gën a nekk ndaw ci ñiy wax mais nag dinañ taataan lu leer indil ko askan wi ban man cee jàpp parce que duñ wax kenn dara loo xamante ne bii lañ cee jublu mooy interprétation personnelle boo xamante ne bii maanaam après donc du loi du texte ñun ñëpp ñoo bokk terrain bi nañ fexe mu nice rek buñ xuloo buñ xeex ñoo bokk objectif bi liñ ci jublu mooy am na loo xamante ne bii suñuy njiit la waroon suñuy représentation diplomatique la waroon comme defuñu ko ba wàcc na leen ñun ñoo ngi ci terrain bi di ko def alors buñ ci xiiroo buñ ci ŋaayoo te suñ grand yi ñu jiitu ci réew mi jiituñu ci liggéey boobu nekk ay charge ñu jox leen cër bi ñu leen war a jox bu dul dara sax rôle bi ñuy jouer sur la communauté ñu sant leen gërëm leen parce que wax yombut nit mënoo soxor ci toog jël sa temps taal sa internet di ko fay di fay sa courant di fay sa lépp di wax ci luñ la du jox benn dërëm alors loolu mission la boo xamante ne bi c'est patriotique ni nga koy defee foofu Eboli ni ma koy defee Torino ni ko Baye Diouf di defee ak keneen di defee ñun ñëpp ñoo bokk mission bi nañ koy naayisal mu rafet parce que bii bi lan la mooy dimbale rek askan bi du leneen alors leneen li ma siy dolli tamit mooy loi bi dafa prévoir ay sanctions yoo xamante ni bi ci képp koo xamante ne bi dangaa déclarer faux et usage de faux jëm ci documents yi te loolu aussi donc Italie lañ nekk te xam nañ ko loolu tamit ñu ciy artu mbokki taalibe yi pour ñu moytu ko ndax it loi kenn du xeex ak moom te dafa diis te loi bi nee na képp koo xamante ne bi dangaa déclarer faux et usage de faux ci documents yi bu dee luñ mën a vérifier ay daan dina dal sa kaw loolu it ñu ciy artu ñëpp ñu teg lépp ci yoon mu nice ngir liñ ciy jublu rek mooy dimbale askan wi dimbale xeet wi orienté booy asile yi ndax vraiment neexul nag booy yi sonn nañ quoi te xamuñu fu ñuy taxaw xamuñu fan la ñuy dal donc yàlla baax na ku ci amoon sa séjour demal nga continuer liggéey sa liggéey donc koo xamante ne bii maanaam rejeté nañ la demal nga continuer liggéey sa liggéey te bul renoncer yàlla baax na leneen dina ñëw te man damay am yaakaar di am espérance ne maa ngi am yaakaar ne yàlla na yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba soppi mbir yi bañ dugalaat leen ci biir décret bi ndax lépp a mën a am bokk nañ ci ñi njëkk a génn fii Italie wallahi azim wax ci loi bi ne yéene nañ ko mbokk taalibe yi fi nekk yëpp ñoom ay kayit ndax sonn nañ wallahi azim kon yéene nañ képp ku fi nekk rek barke Serigne Touba nga am kayitu 5 ans mbaa indéterminato ndax xam nañ lan mooy kayit mais nag duñ leen sànq duñ leen wax loo xamante ne bi tamit après day indi confusion ci seen biir bopp yi dégguñu langue xamuñu texte xamuñu loi donc nañ leen dalal wax leen message boo xamante ni da leen di apaiser alors ñu tranquille dalal leen seen xel tant que yéen a ngi ci dëkk bi amul benn loi bu leen mën a daan wala bu leen mën a indil benn jafe-jafe tant que commission statué gut ci seen cas alors kayit bi ngeen yor di ngeen nekk ci dëkk bi di liggéey kenn mënut ci yéen lenn yàlla baax na lu ëpp lii mën naa ñëw buñ leen génnee ci décret bi beneen décret mën naa ñëw ngeen dugg ci donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégaluwaat ci kàddu yi di jégalu ñëpp ñoo xamante ne bi vidéo benee maanaam gis nañ ci lu leen naqari ñoo ngi ciy jégalu alors gis naa ay message ci sama page YouTube ay nit di wax lu nekk mais dañuy jégalu rek ñun duñ tontu ay polémique dañuy jégalu ndax ay taalibe lañ alors duñ tontu kenn comprendre nit ñi ku nekk aussi mën nga waxe xol mais ñoo ngi tuubal ñëpp di jégalu alors di xam ne ñun ñëpp ñoo bokk mission bi alors nañ rafetal rek te li ñuy wax mu méngoo ak loi ak texte yi bu ko defee rek kenn du réer ku nekk di nga xam fi ngay teg sa tànk ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf di jégaluwaat bu baax a baax